dal leen ak jàmm ci seen ñaareelu pàcc édition de la mi-journée di pàcc bi ñu jagleel wolof ñu sant di gërëm kii di Fatoumata Seydi ci xibaar yim ñu jukkil ci kàllaamay Kocc. Alors comme niñ ko annoncé woon ci njëlbeen ba bi lépp magazine dañ koy ubbee ak dossier politique bu dossier éducation boo xamante ne kii di Moussa Sène amal na ko waaye balaa booba ñu dalal suñu ganu bi lépp magazine di monsieur Abdoulaye Mbaye di membre fondateur bu Union nationale des consommateurs du Sénégal moom tamit di chargé de la massification et de l'organisation bu bi lépp structure bi lépp association monsieur Mbaye ñu lay dalal di lay sant di lay gërëm tamit ci sa teewaay. merci jërëjëf soxna Safiatou. Alors ñu dalal wala ñu ubbi bi lépp magazine ab dossier éducation bi ñu doon wax sànq ba léegi di ab jàngat boo xamante ne kii di Moussa Sène amal na ko di ñëwaat rek ci situation wu syndicat yi nga xamante ne ñoom ñu ngi sàkku ci nguurub Sénégal mu respecter lii di protocole d'accord bi nga xamante ne signé woon nañ ko ñu xool bi lépp dossier Moussa Sène moo ñu ko amal. problème mu njàng meek njàngale mi ngi wéy rek di gën a yokku ndax gis nañ ni yenn syndicat d'enseignants yi ñu ngi daal di rek yëngu di alerter gouvernement bi ci dette bi nga xamante ni mi ngi leen ko amel ku mel ni G20 di syndicat bu ëmb ay kuréelu jàngalekat di laaj ci nguurub Sénégal lu toll ci téeméeri milliards ci sunuy koppar Dame Mbodj du secrétaire général bu G20. juróomi at dafa yàgg juróomi at yooyu nag bañ ko déggoog léegi lañ déggoog nguur gi France daal di xëddeen lépp luñ déggoo nag ñoom dara lañ ci def ñu ne nguurug Sénégal sunu téeméeri milliards ren danga ñu koy fay parce que mënatunoo xaar ku am alal bay maye kon war ngaa fay say bor kon nag ñun nan jàpp ni suñ téeméeri milliards yooyu lañ wax ren ni jàngalekat dañ leen koy fay ci nii wala ci naa wala jàmmarloo bi dana métti. dafa am lu ñuy tuddee gestion démocratique ci tubaab maanaam jàngalekat du fu la neex rek jële ko fa sànni fu la neex loolu lu ñu xeex la. ba jot ko di ko dawal boobaak léegi gouvernement yi fi jaar yëpp respecté ko gouvernement président Macky Sall ba koo salfaañe léegi nag di jël jàngalekat di leen jaay doole ku mu leen neex affecté ku feebar ñu war laa affecté ñu bañ ku ñaari way dencante yu bëgg a dajaloo pour niñ ko daan defee bu njëkk boole leen pour ñu jege yoo ñu bañ maanaam di xañ jàngalekat yi lépp lu doon seen i droit loolu tamit ñu ni ko na dak weeru mois de novembre bi su jeexee nag te nguur gi àdduwul ci lii ma fi bëgg a lim ci gën a am solo danañ jàmmarloo ak ñoom ànd ak jàngalekat yi pour won leen ni ñooñee nga xam ñoo ànd ak moom ci tappale yi ak ci naxaate bi ak di complot ci turu jàngalekat yi ñun G20 duñ bokk ci loolu. li ni mel lañ nemmeeku ci CES bu faree ci Dakar moom nag di fàttali ne rek li nga xamante ni moom lañ ko amel. enseignants yi vraiment liggéey nañu li leen war yëpp def nañ ko mais état bi ba léegi respecté wul ay engagement am léegi nag dañoo décidé ne tant que période yooyu wàccul. lépp lu activité dañ koy aj xale yi nga xam ne dañu war a ñëw ci université bi ren 16 campus de Dakar xale yi suñuy doom lañu li ñu bëgg mooy que état bi respecté li nga xam ne moo ñu tënk mooy article 14 de la loi 74/99 mooy que li nga xam ne université bi attan na ko ñu jox ñu ko. naqar googee nga xamante ni ñi di syndicat d'enseignants yi ñu ngi koy jànkonteel bàyyiwul sax ginnaaw ñi nga xamante ñoo di SAEMS bu nga xamante ni Saourou Sène moo ko jiitee ndax rek dem nañ sax bay naan année scolaire bi nu mu mënti mel nguur bee ko waral. li ñu gis nag pour wax dëgg mooy que gis nañ ni gouvernement wu Sénégal yu bëri ci accord yooyu quand même doxaliwuñ ko nuñ ko waxee woon échéanciers yi ci nekk tamitam gouvernement bi respecté wu ko te comme dañu nekk ci démocratie dama yaakaar ni aussi dafa normaloon mais ñu jox aussi les enseignants ñi nekk Prytanée pour que ñoom aussi ñu jox seen version des faits loolu mooy équilibre te média bu ko def noonu suñu média la ñun ñëpp parce que suñu xaalis foofu lay dem ñun contribuable sénégalais moment bi may wax ak yéen boo demee SNEIPS Thiès ñoom ñu ngi nekk en grève de la faim maanaam xiifal muy lu métti élément yooyu yëpp ñoo wund ni situation bi ñu nekk
nekk na situation bu mën a indi ay jafe-jafe ñun nag suñu rôle mooy alerter ci turu jàngalekat yi parce que nag bu ñu seetaanee yaakaar ni rek mën nañu conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe à partir de ce moment encore bu subaa problème day amaat ñu naan jàngalekat yi te fekk na ni dafa am kenn ku war a def loo xam ne ñëpp d'accord nañ ni moom moo ko war a def te defu ko. ñu bëri nag di laajte ban avenir la sunu njàng meek njàngale mi nar a am ndax gis nañ ni gouvernement bi dafa tëx ngir résoudre problème yi nga xamante ni boobu ba léegi moo lëmbe école bi depuis atum 2014. dossier boo xamante ni nag ki di Moussa Sène moo ko amal Moussa Sène doon dellu si rek si remous yi ñu nemmeeku si école sénégalaise bi ak syndicat d'enseignants yi nga xamante ne dañuy menacé dem grève bu fekkee ne état du Sénégal àdduwul si seen bëgg-bëgg waaye nag balaa ñuy xuuse si waxtaan bi damay fàttali rek ni ñu ngi fii ak monsieur Abdoulaye Mbaye di membre fondateur bu Union des consommateurs du Sénégal moom nag mu chargé de la massification et de l'organisation de la dite structure alors monsieur Mbaye ñu dalalaat la. asalaamaaleykum Safiatou. maaleykum salaam. di leen gërëm bu baax éducation bii ngeen ma laaj ñun de sunu association am nañ ci gis-gis. muy lan. mais gis-gis bi yëpp manipulation rek la entre le gouvernement et enseignants yi wax la rek mais ñun parents d'élèves yi. léegi balaa ngaa am àgg si parents d'élèves fan nga teg ne manipulation la si diggante gouvernement bi ak enseignants yi. tout simplement pendant 5 ans ñi ngi waxtaan te mënuñu jubóo mais loolu farce la. waaw mais seen xaalis la ñuy laaj yow tey jii nga liggéey ñu ne la nga bëgg ñu fay la seen sa xaalis bi nga xamante ne yow yaa ko moom yow en tant que monsieur Mbaye yow nga toog fii ñu bañ la fay nga ne farce la. xam nga boo nee enseignant rek ni xaalis rek ci fausse lépp nga yàq. waaye nag bul fàtte ni foofu doguma la mais bul fàtte ni enseignant bi avant muy doon enseignant moom parent d'élève la ba pare borom kër la en fait. avant muy nekk parent d'élève élève la woon. élève la woon. te da doon jàng. jàng moral la. jàng du alal du xaalis. waaye yow loolu ça peut se régler entre gouvernement ak syndicat. waaw loolu nañ ko régler. buñ ko réglé professeurs yi mais tey jii yow du fekkee ne da nga war a ñëw nga war a dem jàngale yow mu leer la ni sa location fayee ko say doom ñu ngi feebar amoo loo leen amoo xaalis boo leen fayee wala ñu fayalee ñu war a lekk amuñu ñu lay xool bëtu papa ndekkiwuñu papa añuñu kooku bu demee école di war a jàngale ji kooku du xam lu muy jàngale. d'accord je suis d'accord. côté boobu laa lay waxee donc état du Sénégal war a mën a fay ñi nga xamante ne ñoo di enseignants yi seen xaalis bu ko defee njàng meeg njàngale bi mën a wéy. mais Safiatou est-ce que xam nga ni état yor ko yombul. waaye balaa ñuy dem foofu maintenant est-ce que yow si sa xalaat état du Sénégal warul wàccoo ak enseignants yi pour que xale yi ñu bañ a salfaani seen avenir en fait. foofu lay ñëw nag maa dog mais foofu lay ñëw. ñëwal. gis nga état yombul. te les syndicats là koo ci defal dara keneen jóg. ils sont plus de 1000 kenn mënu leen satisfaire. ñun parents d'élèves xam nañu kenn mënu leen satisfaire. waaw foofu noonu tegal foofu sa baaraam moo xam bu fekkee ne mënuñu leen a satisfaire état du Sénégal bu mu signante ñoom ak accord ñoom li ñuy sàkk moom le respect des protocoles d'accord signés maintenant bu fekkee ne état du Sénégal mënul lii na ne carrément mënuma ko mu bañ a signer ay accord ak ñoom mais tey jii yow bu fekkee ne da ngay liggéey da ngay laaj sa ak sa yelleef ñu respecté ko parce que yow tey jii bëgg nga sa doom bu fekkee ne dem na école ñu jox ko enseignement bu baax ñu jox ko école ñu jox ko éducation bu baax mais tey jii nii fi nga xam ne xelam dalul ndaxte mu ngi naan samay doom lekkul samay doom demuñu école sama loyer fayeguñu ko tey jii nii te boo xoolee déjà waxuma la ñu ñàkk laa fay sa salaire mais même sa salaire bu ñu la ko fayee loyer eau électricité boo ko si génnee rek say doom maanaam am na yenn yoo xam ne boo ko deful du ñu lekk du ñu naan donc tey jii imagine kooku noonu bu fekkee ne mu ngi yenn problème yooyu noonu yëpp yow nga ñëw carrément ne ko li respect bi ñu accord yi ñu amoon mënuñu ko respecter kooku à chaque fois de yëngu di yëngal te xale yi ñoom ñoo si payer les pots cassés en fait. bien sûr wax nga dëgg gis nga
Safiatou dafa am loo xam ni dañ ko war a bokk. muy lan. gis nga gouvernement bi li muy signé ak enseignants yi ñun population bi xamuñ ci dara ñun parents d'élèves bi xamuñ ci dara. il faut que ñu def benn kuréel boo xam ni kii day xam ni muy demandé kii xam ni muy demandé kii ñun ñi nga xam ne ñooy témoins yi ñu mën xool xam ni lii la mais danay dugg seen ruq wax seen wax te kenn du ci topp waxam mais gis nga coow la day bare mais tant que population yi dugguñu ci li nga xam ne moom mooy gouvernement bi di wax di xam dara du dem. waa nga yaakaar ne association des parents d'élèves représenté wuñ leen foofee ce ministère de l'éducation. représentant yi nga xam ni moo ñu représenté foofu. ñoo ñëpp c'est des politiques. ñoo ñëpp c'est des politiques. gis nga dëkk bi dafa yàqu ndax politique. politique bi daf ñu gëtën taluñu seen doom taluñu seen jabar taluñu sax seen kër. les politiciens c'est les syndicalistes c'est les politiciens moo tax dara du sotti politique ak politique nag fu ñu dajee tàkkaay bari waaye yàpp du fa génn man maa la wax loolu. waa léegi yow si jamono ji est-ce que mën nga ma ñëwal rek si wax nañ si li andi yi lépp grève mooy non respect du protocole d'accord signé maanaam loi yi nga xamante ne wala accord yi nga xamante ne kii di état du Sénégal signé woon nañ ko xaatimoon nañ ko moom ak enseignants yi mais état du Sénégal respecté wuñ ko ba tax ñu yëngu-yëngal maintenant yëngu-yëngal yooyu ana lan la war a mën a jur. yëngu-yëngal yooyu du indi dara grève du indi benn solution. waxuma solution je parle pas de solution je parle des conséquences lan la mën a jur. conséquence surtout su niveau élèves yi nga xamante ne quantum horaire bi duñ ko respecté te comme niñ ko waroon respecté. conséquences yooyu li ngay bañ ma tudd ko. non bañoo guma nga. tudd dara non da ngay bañ. parce que yow dafa mel ni da ngay ànd ak enseignants yi. non ànduma ak enseignant ànduma ak état du Sénégal. man ci sa wax rek lay basé wu de ci sa wax rek lay basé wu parce que dafa mel ni enseignants yi da nga leen di bëgg a. protection ma leen mais dama difficulté yëpp ñoom ñoo ko indi. si naka. ci naka mënuñu ànd en tant que entité. mënuñu ànd yow boo bokkee dara ci di ko xeex. mais ànd leen. mais bu ngeen séparé woo mais da ngeen di fenn. yaakaaruma ne séparé wu nañ ndaxte déjà am nañ le collectif le G20 ay syndicats d'enseignants ñoom ñoo si nekk te bu yaakaaruma ma nekk fii nii di faral benn enseignant ndaxte man bu ma sañoon lépp day dox muy que ne état du Sénégal jox li nga xamante ne moom la enseignants yi yellool bu ko defee njàng meeg jàngale man sama rakk bi nga xamante ne mënul dem fay école publique mu école privée mu dem école publique mu jàng te du am benn problème man maa ngi nii jàngewuma école privée mais école publique sénégalaise fa laa génnee mais maintenant terewul woon amoon na ay grève neexuma woon maintenant loolu nag laay bañal samay rakk yi nga xamante ne si jamono ji ñoom ñoo nekk si école publique sénégalaise yi ñuy grève wala seen professeur di débrayer neexuma maintenant tey jii nii mënuma si laaj la ab question nga jàpp ne damay faral enseignants yi mais logique laay demee ak yow maintenant beneen laaj mooy ban solution nga yaakaar ne état du Sénégal ak enseignants yi war nañ ko war a mën a teg wala syndicat d'enseignants yi pour que ñu mën a wëyal bi lépp année scolaire. gis nga loolu. dina difficile trop parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy syndicats yi ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement yi dañuy manipuler ñun manipulation la dara affaire bi du sotti mukk. pendant 20 ans du sotti mukk nii lay mel. sànq yaa ngi doon wax ni ñu impliqué sénégalais yi pour que jàng beeg jàngale bi mun a ñoŋ. implication boobu. du dara du dul toog waxtaan. gis nga tant que tooguñu waxtaan. gis nga li sénégalais di woote. nekkul ci moom man loolu laa foog. moo tax ñun l'union nationale des consommateurs. dañ ne nañ leen def benn kuréel dugg ci askan wi. di waxtaan ak ñoom ci seen biir kër. parce que njombe bu am ci fii ab politicien moo ko def. moo ñoo yàq njàng mi ñoo yàq liggéey ñoo yàq société ñoo yàq lépp. nga yaakaar. mais moo am. parce que li tax ma mën ko wax. ñun ay président la ñu am. président yi ñoom ñooy buur ci buum yi. te loolu nit attanu ko. foofu moo jëkk a nekk échec. président lu mu wax mooy am lu mu waxoon du am. mais loolu du avancé réew. tandis que ñun nañ leen dugg ci biir population bi waxtaan ak ñoom. mais population bi liñ ñuy wax
mais dañuy xam ni ñii ñoo liggéeyul seen liggéey. population bi lan lañ leen di wax comme yéen dugg ngeen ci biir. population bi ci biir. waa léegi population bi ngeen demee waxtaan ak population bi wax nañ ci jàng beeg jàngale bi. xam nga population bi lan la ñu wax ñu ne ñii syndicat yi buñ doon def dëgg ñeent la ñuy doon dans tout le Sénégal. waaw d'accord ñeenti syndicat la ñuy doon. bu dëgg na rek am rek. ñun dina parce que ñun ñooy fay ñun ñooy jàngal suñuy élèves. ñun bu suñu xale yi wàccee rek ñun ay instituteurs ci biir. parce que la ñuy jàngale fële doyul ña ngay politique rek ak syndicat mais quand même parents d'élèves boo ci gis bu ngoonee day nekk instituteur ci biir këram mais ñun ñu ngi dee ñooy fay ñooy def lépp te gisuñu ñu xooluñu ñu mais tant que ñëwuñu ci population bi waxtaan ak ñoom. population bi intégré. léppay dox. léegi yéen comme tant que jàmm ngeen di dox ba tax ngeen dem seeti population bi pour xool ñoom ban xalaat lañ war a mën a andi pour que njàng meeg njàngale bi dox yéen bi ngeen amee yéen résultat wala réaction wu société bi est-ce que dox ngeen comme ni ngeen demee si société si population bi est-ce que def ngeen noonu ngeen dem xool syndicat d'enseignants yi ngeen waxtaan pour mën a am solution. non syndicat d'enseignants yi demaguñu foofu parce que ñoom ñi ngi ci seen xuloo boo xam ni soo ñëwee sax ñu defe ni ñoom li ñuy xeex dañ ci bëgg a dugg dañu siis gis nga je dis quelque chose entre deux partis ay ennemis nañu te pourtant duñu ay ennemis c'est des Sénégalais. yow bu fekkee ne tànk jàmm rek moo la tax a jóg boo demee duñ la xoolee bëtu siis ñu génn si bilépp waxtaan alors ñu xam rek ni si benn fan si weerub décembre la ñu war a yokk la ñu war a commencer lii di yokkute njëgu courant tey jii nag ban xalaat wala lan mooy si sa xalaat si bilépp yokk nga xamante ne fësal nañ ko yow en tant que comment dirais-je en tant que consumériste et association voilà des consommateurs. man bi ma déggee loolu gëmuma ko daal. ndax lan fan nga teg ni gëmoo ko en fait. parce que gis nga dëgg boo ko déggee rek xam ne lii dëgg la mais heure bi yokk ñun xam nga fu ñu toll. ñi nga xam ne dañu néew doole comme ñun ñu wàññi courant bi nga xam ne dootuñu ko fay ak ndox mi te c'est possible ñun foofu lañu toll ba tey bi ñu déggee lii dañu xaw a jaaxle mais qu'est-ce qui se passe ñoom li ñuy wax gëmuñu ko. buñ ko defee duñ ko def. il faut que moom maintenir tuuti bala may. jéggi waaw. parce que gis nga population tant que respecté wuñ ko. toujours le gouvernement am na problème. bu ñu tëb population yi parce que population yi ñoom ñooy fal mais mënuñu nekk nag ici dans notre pays nga xam ne suñu voix toujours vote rek lay am ñu toogaat 5 ans doo ko waxaat non ce n'est plus léegi loolu jeex na léegi on parle chaque jour et chaque minute. ngeen wax. ah oui bien sûr. mais si yokkute prix boobu bu électricité bi nga xamante annoncé nañ ko kii di seen secrétaire général di Jean-Pierre Dieng moom xam le ne ni lii lancement bi la rek film bi ñëwagul ban xalaat nga si andi. li mu waxul lépp. parce que mënuñoo wax lépp parce que ñi ngi ci biir terrain bi. yéen nag waa Union des consommateurs du Sénégal da ngeen xaw a bëri secret. secret booy doxal àddina lépp secret la lu amul secret du dem. waaye nag lépp secret la même le président de la République secret lay demee bu ñu xamee foo jëm. waaye tamit bu fekkee ne am na secret boo xamante ne boo ko waxee mbir yi dox secret boobu mën nañ koo wax. dafa am ñaar yu ñu daal. ci problème éducation bi ñu doon wax. gis nga les universitaires. ñoom ñooy utal emploi seen bopp. gis nañu créneau boobu war nañ ci waxtaan. grève waratul am au Sénégal. grève dafa xewi syndicalistes yi ngay gis. ak yokkute courant bi ngay gis. dañu war a dépasser paradigme boobu. nit ñi dañu war a féex dañu war a dund féex. te Sénégalais am na potentiel boo xam ni mën nañu dund féex foofu lañ toll mais ay yokk non yaakaaruma ko daal gëmuma ko. yaakaaroo ñu yokk ko. non. léegi bu fekkee ne état du Sénégal comme niñ ko waxee dañuy yokk courant bi si sa xalaat lan moo waral bi lépp yokkute. non bi lépp yóbbu ab sonde la rek. dañuy seet ba xam. dañuy laal daal dañuy tâtonner
parce que boo liggéeyul il faut nga tâtonner mënuñu liggéey. dañu mënul man en tant que Ablaye Mbaye de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal sunu gouvernants yi mënaguñu te bëgguñu ñi mën jege. dañu mënul. je le dis haut et fort ici à Walfadjri. ñu àddu si beneen pàcc mooy loi bi nga xamante ne kii di Macky Sall wala nguurub Sénégal amaloon na ko ngir wàññi lii di loyer à Dakar alors ñu mel ni chef de l'État dafa sàkkuwaat pour que ñu xoolaat bi lépp loi est-ce que mënuñoo wax ne ab échec da see am. échec bi am na avant muy commencer échec bi dafa am avant muy commencer parce que gis nga affaire location. dafa nekk affaire bu doy waar parce que social la. man luyee naa kër. toog ba mënatuma fay. ñëw bu ma ci huissier est-ce que tu as vu. mais bi ma demee tribunal mais dama ni man kër gi jëluma ko pour man c'est pas pour moi c'est pour mes enfants. te des enfants ont droit dañu am mais parce que dañu organiser wul dara tout est en vrac. foofu sax laa doon bëgg a ñëw ak yow est-ce que le fait que état du Sénégal wax ne ñu wàññi loyer bi ba si yàgg ñu gis ne tey jii nii boo demee di laaj sax benn néeg bu pokos bu ndaw dañ la naan ay 50 000 wala kii ay 40 000 45 000 est-ce que loolu du faute Sénégal wala bailleurs yi la. dama ni du faute kenn faute ñëpp la. parce que gis nga dëkk boo fa dee ñëw da ngay dem ci borom dëkk ba. borom dëkk ba yóbbu la ci kër gis nga chef de quartier yi nekk ci biir quartier yi ñoom la ñu tëb ci programme boobu chef de quartier yi ñoom ñooy réguler tout ce qui est population. te gis nga tant que chef de quartier yi joxuñu leen seen gëdd affaire location bi ak lii gouvernement bi di def du dem mukk tant que population bi bokkul. parce que population bi mooy buur mooy bummi. président n'est pas buur population mooy buur dañu war a xam loolu. ñun ñooy état te tant que ñi ngi tëju seen bureau yooyu di wax seen wax génn daal di koy wax ci biti fa lay yem li ci des yëpp ñun ñooy kër yi di débrouiller wu. D'accord. Il faut que les populations dugg ci biir di gis di xam. population bu xamee coow dootul bari mais bu xamul dafay jéem a xam nag. yow daal sa problème yi nga xamante ne meeku nañ ko Sénégal yëpp muy éducation muy loyer wala leneen ak leneen yow da nga laaj que ni ñu impliqué Sénégalais yi si gestion wu pays bi. tant que Sénégalais yi dugguñ ci gestion wu pays bi. waaye lu waay neex def. mais bu fekkee bët yëpp ñu ngi ne jàkk. doo ko ñeme waay c'est pas possible. mais bu ñu laqatoo lu leen neex la ñuy def. ñu fàttali nag que ni ki ñuy dalal si bilépp magazine du kenn ku dul Abdoulaye Mbaye bokkee sa union ou bien de l'association de l'union des consommateurs du Sénégal moom nag ñu dënk ko wàllum massification ak organisation bilépp association ñu wax si leneen monsieur Mbaye di bésub tey jii yemoo ko ñaar fukki fan si weerub novembre si atum 2019 si la ñuy màggal ak yelleef wala bés bi ñu jagleel lii di xale yi si àdduna wërngël képp Théodore Semedo amoon si sa ab waxtaan ak kii di Bira Lo nekkee sa plateforme pour la promotion et la promotion des droits humains bi lépp waxtaan nga xamante ne dinañ leen ko dëgtal si suñu yeneen ni jotaayu xibaar waaye balaa booba monsieur Mbaye ñu wax si ab minute rek mooy que ni tey la ñuy màggal bés bi ñu jagleel xale yi tout tànk yi ana ban jàngat nga si war a mën a def surtout xale yi nga xamante ne dañoo dund si jafe-jafe maanaam si dëkk yi nga xamante dafa am guerre wala dëkk yi nga xamante ne dañu am problème mu dund ak xale yi nga xamante ne war a mën a dem école te mënuñoo dem école. ah soxna Safiatou boo nee xale rek yaram daw xale mooy suñu lépp ñun suñu lépp ñooy suñuy doom donc journée bi dama koy rafetlu bu wér a wér di rafetlu Walfadjri ni mu ci amee solo parce que xale mooy nekk mag xale mooy yor doole. xale mooy liggéey xale mooy dem mooy ñëw donc luñ leen mën dimbalee ci àddina man j'adhère ñaan naa leen ñu gudd fan wér ak wérle
parce que population ñëpp ay xale lañ te dañuy màgg te xale mooy nekk mag danañ yàlla dimbali moment bi gàtt na trop mais liñ ci mën wax bari na parce que xale mooy addina mooy dunia xale yooyu sax sànq ñëw nañ wala àggalil baay du ñaan mukk jëkk dee doomam baay toujours da nga naan waajur toujours day bëgg a dem dee wacc fii progéniture am donc lu am solo loolu mooy sunu lépp sànq ñoo ngi doon wax ci wàllum éducation donc yaa ngi ñaanal xale yooyu te tey jii nii nee nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngal xale yooyu xale sa école yi waruñoo amal ay grève te ñooñu tamit seen papa dañuy dem jàngale si li ñu leen di jàngale si li ñuy dem jàngale noonu si la ñuy amee loo xamante ne moom lañ leen di dundalee kon tey jii tamit yaakaar naa ñu ngi sàkku si nguurub Sénégal ñu amal ab waxtaan boo xamante ne ñu jagleel ko ak waa enseignants yi syndicat d'enseignants yi pour que ñoom tamit xale tout tànk ñu mën a am éducation bi war si sama yaakaar alors ñu ngi toll si 14 heures weesu na 49 minutes ñu jublu si pàcc bi mujj si bi lépp magazine di li yéen kay fëse xëyee ñu ànd si ak Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm ku doon laaj ci Faly Ngoye ngoog Bougazelli ngoog moom député Seydina Fall mujjee na wuy ji démb enquêteurs yi gannaaw ci wàll faux billet gañ koy tuumaal maanaam xaalis gu bon ay kàddoom ci wàll fu quotidien moom Bougazelli xam le ne la ko topp ci jamono ji complot la maanaam daa am ñu jóg ngir fexeel ko ne lañ koy tuumaal laale wu ca leneen la mu jota leeralal askan wi ci biir yéene kaabir wàll fu quotidien moom député Seydina Fall Bougazelli ne tekki na ndombol tànkam ci assemblée nationale ne doonatul député ndax bëgg yoon def liggéeyam ci bile dossier wàll fu quotidien ne ngonuk tey ji la fas yéene solaat dàllam wutaliwaat section de recherche ba ne ca Colobane Walf Quotidien ne googule déglu lu ne mun na caa tukkee yéen kaabiri enquête ne gannaaw bu coow li dooree ba tey kii di député Seydina Fall Bougazelli jote yëkkati ay kàddu yu waroo yéen cabinet bu ñu fàttali ko démb ci booru 18h la yëkkati kàddoom ne xel xalaatul mu démissionné maanaam tekki ndombal tànkam ci assemblée nationale waaye bu ñu demee ba booru 20h ci la njiital assemblée nationale Moustapha Niass déggal ne jot na bataaxal gu bawoo ci Bougazelli gu woon ne pareetul ngir doon député ci assemblée nationale Bougazelli ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéen cabinet critique waat na ci alxuraan ne lañ koy tuumaal defu ko ne complot la am na ñu koy fexeel ci waxtu wile ne bokk na ci li tax mu dem wuy ji enquêteurs yi bañ jabootam ëllëg ñu leen di xoolee yenn bët yi kenn ci avocat di maître El Hadji Diouf gis ne ñàkk wéradi doonoon lu sookoon Bougazelli mënutoon a wuy ji enquêteurs yi yéen cabinet ci ay avocat am kii di maître Ousmane Seye ak maître Assane Dioma Ndiaye ne déet mënuñoo saytu dossier gi ni mel mënuñoo bokk ci dossier Bougazelli mënuñu ko layil yéen cabinet Le Quotidien leer na nañ Bougazelli tekki na ndombal tànkam ci assemblée nationale démb la ko xamle Bougazelli jël na dogal fas yéene delloo passeport ga mu amee rawatina passeport ga soxnaam amee ba ci ay doomam ak passeport ya ñu amee lépp la fas yéene jël jébalaat ko nguur gi ci biir yéen cabinet L'Observateur moom Seydina Fall Bougazelli ne ci waxtu wile waajal na ëllëgu njabootam ba tax na bépp cër gañu amoon ci nguur gi dañ ko delloo leneen ci ay kàddoom la mu jot a fàttali ci biir L'Observateur bokk na ci Alioune Sall ne guddik altine gi ñu weesu jàpp talaata ne kii di Alioune Sall ca kanapem la fanaan ndax bugg koo taxawu ci jafe-jafe yi ni mel keneen ku ko jot a taxaw moom Seydina Fall Bougazelli ne bokk na ci soxna Aïda Ndiong jot na koo defal rawatina kàddu yu daw yaram yu soxna Aïda Ndiong yëkkati berongoñam laal suuf doon lu jooyloo Seydina Fall Bougazelli yéen kabiri turbine ne dossier gi ni mel Bougazelli ak lam ca wax jiixi jaaxa am na ca ak la ko jotoon a téye ba mënutoon a wuyu ji moom Bougazelli ne coow li mooy daa am ñu jóg ngir fexeel ko bugg koo sànk waaye lañ koy tuumaal ci mbirum faux billet Bougazelli ne yegul tinut turbine ne lu wér te wóor mooy ngonuk tey ji lu bari mun naa tukkee ci googule dossier ndax dina delluwaat ci kanamu enquêteurs yi yéen kabiri turbine ne dossier gi ni mel sëngémloo na état bi maanaam rafetul benn yoon ci ndoddu nguur gi yéen kabiri Vox Populi ne kenn ci nguur gi coow topp na ko ci jamono ji di député Seydina Fall Bougazelli yéen kabine la ca laxasu bari lool gannaaw bu mu demee wuyu ji waa section de recherche jóge fa dal di tekki ndombal tànkam ci assemblée nationale ba ko ñetteel moom Seydina Fall jot naa yëkkati loxoom wàcc ci alxuraan ne lañ koy tuumaal defu ko Vox Populi ne waaye jël na lu tolloog fanweeri avocat yu ko layil bokk na ca maître El Hadji Diouf yéen kaabi di réew mi quotidien mbirum faux billet yi ni mel tax na ba Bougazelli bugatul doon député ci assemblée nationale tekki na fa ndombal tànkam ab bataaxal la bind daal di ko yónnee Moustapha Niass réew mi quotidien neexul ba neexul waaye nguur gi am na lu ko metti ci bile dossier ndax rafetul ci ndoddu nguur gi ndax kenn ci député ya ne ci assemblée nationale te fare ci majorité bi
doon responsable APR am ñu koy tuumaal mbirum faux billet yéen kaa bi di Les Échos génnagul assemblée nationale ne foofee démb député yi fare ci kujéeg politique bi seen kàddu waroo lool ci dàqum élection locale yi député Mamadou Diop Decroix ne ànd na ci dogal gi ni mel député Mamadou Lamine Diallo ne déet waruñu woon a dàq yi la élection locale ndax njiitu réew mi Macky Sall def cee bëgg a porox ndollu ngir yokkaat dooleem defaraat taxawaayam ci géew politique bi gën a waajal yooyu la wote député Cheikh Bamba Dièye gis ne dàqum élection locale yi ni mel wone na ne nguurug Sénégal jogatina maanaam salfaañe na démocratie yéene kaabidi l'observateur ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay naslu ab projet de loi gu jëm ci wàllu cet mi ne képp ku ñu gisati nga jël mbedd mi bu ko def gaanuwaay maanaam du fi tuur ndox daan la teg daan alamaan ga toll na ci 2 junni jàpp juróom-benn junni ci googule projet de loi jot nañ caa dànkaafu raxaskatu woto yi ba ci ñuy fóot di tuur ci mbedd mi ay daan mun nañoo tegu ci seen ndodd yéene kaabidi l'évidence ne nguur gi war naa daan SDE bu ñu sukkandikoo ci njiital leeral askan wi Omar Faye la mu jota leeralal askan wi ci biir yéene kaabi Omar Faye ne SDE mi le doonatul ngeneel ci askan wi ne dañ ko fi war a jëlee ndax ba léegi mënatul jox ndox mu doy askan wi ñu bari ci ñoom mar naan lool te gisuñu ndox rawatina ndox ba muy jox askan wi taxu ko demee noonu yenn saay mu am xeet gu bon ga fay bàyyeekoo bu ñu sukkandikoo ci Omar Faye ne ba ko ñetteel bokk na ci facture yu takarnaase yi askan wi di dund saay su ne te SDE di leen ko yóbbee ci biir yéene kaabi di l'évidence moom Omar Faye ne jot na nguur gi jël matuwaay ci dar ba kenn dootu fi déggati SDE yéene kaabi di source ak xëy di ñu dégtal kaddu yi bawo ci am di fay bokkoon ci équipe nationale ci jamono jot naa ñaawlu doxalinu Aliou Cissé am di fay ne jafe-jafe Aliou Cissé bokk na ca amul gis-gis gu xóot ci wàllu football ndax bu ñu fàttali ko atum 2018 bi weesu waxoon nañ ko lu jëm ci wàllu Krépin Diatta te mu jàppoon ne dafa teel am di fay ne lañ ca waxoon tey ji am nañ ci dégg gannaaw jaloore bi Krépin Diatta di def ci équipe nationale yéene kabidi stade di ñu xamal ne ci atum 2019 gi ñu ne am na ci ay gaynde yu fës lool ci équipe nationale lañu football ci ay match takku lool ku mel ni Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Sadio Mané ba ci Krépin Diatta yéene kabidi suñu lam xëy seq waxtaan gu yaatu ak Doudou Ndiaye Njekko njiital kuréel gi bot amateur yi joxe na xalaatam ci combat gi amateur yi di lam-lame ba tey ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé Doudou Ndiaye Njekko ne bu sañoon Ama Baldé bëre combat gi ni mel ak lépp luñ ko ci mun a fay na sëgg bëreek Modou Lo ngir mun a natt boppam leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaa bi Doudou Ndiaye Njekko ne lamb ji ci jamono ji bu ci askan wi dugalul seen loxo ci suux la jëm ndax sponsor yi demeetu ni combat yi wax noppi. Abdoulaye Bopp yow tamit ñu lay sant di lay gërëm ne xam naa ne sa combat ak Seydina Oumar Ba yaa ngi koy waaj boobu ba léegi waaye xam naa ne léegi ñu tëgg ko waaye ñun tamit xam naa ne sponsor la ñu amagul alors Abdoulaye Mbaye ñu waa gis revue de presse bi Abdoulaye Bopp ni mu ko xamee ñëw na si affaire faux billets de banque yi ak Bougazelli bi nga xamante ne nee na moom mu ngi wax complot ala lan moo si sa xalaat. Merci jërëjëf soxna Safiatou Cissé vraiment boo koy xool nii sa yaram day daw heure bii ab député de la République di jël ay faux billets non ça c'est grave. D'accord. man li ma ci yokk rek dañu war a ut observatoire au niveau du Sénégal. D'accord. ñuy xool ku def lu bon ñu teg la ci yoon mais tant que politiciens ñi ñuy jiitu dañuy fakastal rek du ñu indil dara lu mel ni rek la ñuy indil loo xam ne daf ñuy rusu. si beneen fànn ñuy xeexa tamit lii di salte bi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku si dëkk bi alors jamono ji wax nañ ne ku tuur ndox si mbedd mi dañ lay alamaan ak raxaskati oto yi alors ban xalaat tamit. président bi ñun la waxal ñun population bi parce que moom du li mu wax moom moo koy def. d'accord. mais bu waxee rek. population bi moo war a jóg parce que population bi ndeysaan dafa organisé wul. pourquoi organisé wuñ leen. te pourtant mën nañ leen organiser ba lépp nekk. d'accord lépp Afrique lu fi set. d'accord Sénégal gii lañ ko jëlee. yóbbu ko seen dëkk def ko am suivi mu dem. d'accord Sénégal gii. amul benn africain en 1988 bu def set setal ci dëkkam. fii lañ ñëw gis ko dem yóbbu ko seen dëkk ba léegi exemple bi dañ koy xool ci ñoom te ci ñun ñii lay jógee. si ñun ñii lay jógee waaye mujjewuñu ko. mais duñu amuñu suivi. duñ ko topp. d'accord. lu ñu wax rek dugal ci tiroir yi. tiroir yi politiciens yi rek ñu tax. mu mel ni nag waxtu bi xoj nañu ñu fàttali nag ne monsieur Abdoulaye Mbaye nekkee membre fondateur bu Union des consommateurs du Sénégal nekkee tamit chargé de la massification et de l'organisation bu Union nationale des consommateurs bu Sénégal moom nag lañ fi dalaloon si bi lépp magazine d'information monsieur Mbaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay delloo njukkal di leen
félicité bu baax. parce que yéen médias yi. actuellement seen rôle moo jot. parce que lépp communication la. te Sénégal dafa manqué communication. d'accord. dimbali leen ñu. ngeen communiquer. population bi ñu dugal leen ci biir ñu liggéey Sénégal. moo waral ñu oola fii ñuy waxtaan. merci beaucoup nga passé sa message. alors yéen tamit ñu leen di sant di leen gërëm ñu leen di bàyyi ngeen wëyal ak seen programme bu Walf TV la voix des sans voix waaye balaa boobu nag ñu sant di gërëm kii di Modou Fall ak Pape Samba si seen appui alors ak Seydina Oumar Ba dal leen ak jàmm si li des si programme Walf TV. Walfadjri. Bienvenue dans l'émission Cercle des Arts, cette émission qui est un rendez-vous de l'art et de la culture.